su ne rek yaa ngi coaché yow itam gàcce ngalaama ndaxte nag nit bu la tàllalee làmp ba mbir mi fël la da nga koy gërëm nag. jërëjëf sekk ndaanaan. jërëjëf sama ndaanaan. yàlla na yàlla sàmm la am na ku ma ne kan mooy sa vitamine ak sa café ba Assane man Assane ñi muy yee ñi koy xaar ci biir kër yow bëri lii moo tax ma ne café la ndaxte bu ñëwee rek il ramène que des sujets à débat l'actualité du pays fait polémique justement kon sénégalais seen biir kër dañuy yeew ku naan café ku naan café sax day yeew bokk ci waxtaan bi lii waral ma ne mooy suñu café ñun ñëpp kon nag Pa Assane dalal ak jàmm ci naka noonu boo dikkee rek dañuy jëli suñu actualité du jour ci lañ lay dalal bu ko defee nga faram fàcceel ñu ko. Alors Papa Assane Seck, le fils du khalife général des Mourides dénonce et avertit. Qu'entends-tu par là? Ah. nee na la. Asma. naam. kilifa bi de wax na fii de. maam Thierno Mbacke Koso. ñu wax ne fils khalife général des Mourides. Serigne Mountakha sunu papa bi. dafa wax dans la presse tey ñu ngi koy gis ci revue de presse bi. journal Les Échos ak Vox Populi. muy araftu. ci wàllu 3e mandat bi. di wax daal mbir mi dafa mel ni ci àdduna bi en tout cas au niveau africain surtout ouest africain parce que dëgg moom kenn dëgg xam nga est-ce que xam nga dëgg kenn mënu ko kii. genre comme nga jël pinceau nga ne bon xaaral ma wàññi fii wala mënu ne. moom la rek c'est cru. kenn mënu ko peinture. sunu kilifa bi dafa ne. te alhamdulilah bi sunu kilifa diine yi bokkee ci waxtaan bi. lu tax ñuy séparer naan bon ñii waa diine bi la ñii waa temporel bi benn la président de la république du jullit la du day dem di julli. waaw. ne bokkul ci diine gi mu ngi ci diine bi non. sëriñ bi dafay julli mu ngi ci diine bi ñoo ko bokk. kon lii doxal société bi ni ko sunu yonent Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon waxee yonent yàlla Isaa doon ko wax yonent yàlla Moussa doon ko wax. 124 000 prophètes yëpp nekkoon ci même logique bi waaye ñu war a mën a xam ne lépp benn la donc kilifa diine bii nga xamante ni dafa nekk suñu professeur maanaam kilifa diine bi bu ñu ko waxee mooy ki lay jàngal sa diine kooku professeur la professeur bii di maam Thierno Mbacke Koso Biraye di doom ci xalif général Serigne Mountakha dañuy wax ne dafa ne 3e mandat bi nga xamante ni mu ngi lëmbee Afrique ni nga xamante ni population malienne yi def nañ ko noonu la ko population yu àdduna bi yëpp surtout nag Guinée ak Sénégal ak ñeneen war a defee noonu lañ ko war a déggee loolu avertissement la loolu araftu la loolu dénkaane la maanaam kilifa yi nga xamante ni yéen a nekk ci nguur yi fexe leen ngeen respecter seen constitution yi IBK lan la Alpha Condé lan la Ouattara lan la Mahamad Issoufou lan la ak keneen ak keneen ku ci nar a jël këyit yi wëlbati ko naka su dul noonu pour soi-disant amaat possibilité toogaat population yi jóg rek léegi nag coup d'état bi am Mali maa ngi dégg Mohamed Sank wax ko coup d'état bi population yi dañ cee kontaan coup d'état da daan am nit ñi bañ même mais ñan ngeen dégg ñu bañ coup d'état Mali bi soi-disant bëgguñu sax wax xam nga lu ñuy wax mutin yi la ñuy wax nuance la boo ngeen xoolee les médias occidentaux surtout ci wàllu information ñi gën a wax ci mbir mi boo liiree la presse anglaise nga lire la presse française da ngay gis ne que dañ ñëw tënk la presse française dafa am ay support yoo xamante ni France 24 RFI CNews CNews kan la du mooy Canal Plus Canal Plus kan la du Vincent Bolloré waaw Vincent Bolloré kan la du Bolloré moo ŋànk pooru Bénin ak pooru Côte d'Ivoire ak pooru Sénégal ak pooru keneen ak keneen loolu mooy seen information ñoom ñu daal di bind les mutins daal di bind Macron nee na nañ delloo le pouvoir au civil daal di bind parce que ñoom bu koo xamante ni dafa ŋànk nguur gi doonee benn soldat bu gëm dëkkam bu am patriotisme bu bëgg affaire yi baax bu nar a jàkkaarloo ak ñoom non dañ naan nañ delloo nguur gi civil yooyu nga xamante ni après mën nañ leen manipuler mën nañ leen téye mën nañ leen tiital parce que soldat amul tiitukaay boo fàttali ko Dadis Camara même bu dee fexeel nañ ko après ak ñu mel ni moom dañuy dem rek à fond te ñoom bëgguñu loolu bëgguñu ko leen défi dañu bëgg kuy d'accord bu ñu toogee tey ñu ne ñu kat Emmanuel Macron woona Issoufou bu Niger
Mahamad woo na Macky Sall après ñu ne ñu kat tey président Macky Sall war na dem Mali xëy na dafay dem jëli IBK on dit rien xëy na dafay dem waxtaan mais ban waxtaan am na loo xamante ni c'est interne même bu dee CEDEAO dafay intervenir gis nga ñoom tëj nañ seeni frontières ñoom maliens yi. frontières yooyu nga xam ne tëj nañ ko tey parce que dafay mel ni dañuy bëgg a wan ñeneen ñi ne leen quoi qu'on puisse dire nous sommes chez nous. Et il faut l'accepter ainsi. par conséquent troisième mandat moom segam suñu kilifa diine bi moom dem ba ciy wax ni mën nañ am yaakaar xasma. que fii ci Sénégal kilifa yi fi nekk. dinañu waxtaan seen biir waxtaan ak ñi fi nekk et puis certainement le président Macky Sall dina refuser kenn ak ku mënti doon fii ak fële. nga dugal ko ci loo xam ne du yoon. Effectivement dina ko bañ. Covid-19 le docteur Corinne Tchania désigne l'échec total du gouvernement. exactement waaw dafa wax ak sunu mbokk Sud Quotidien yi docteur boobu di urgentiste généraliste xamal nu ne plateau sanitaire bi fii au niveau sénégalais dafa sooke ba nga xamante ni yow amuloo sax loo fajee koo xamante ni dafa lakk au 3e degré. quand même yow amuloo sax plateau boo xamante ni permettre na la nga faj say njaboot. moom li mu dénoncé mooy nan nga mën a tollee foofu ak fi corona bi toll ak situation bi ak li nga xamante ni test yi nga xamante ni dafa duñ ko pour asymptomatique yi ak li nga xamante ni maanaam léegi nit yi nga xamante ni ñu ngi nekk seen kër yi amee feebar bi ak ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci foo xamante ni kenn xamu leen te mu dénoncé ne la réalité li nga xamante ni ministère de la santé moom la ñuy wax moom dafa wax ni romb na lool. ok ëpp na lool am na ñuy dee ci kër yi te xamuñu leen gisuñu leen bokkuñu ci li ñuy comptabiliser da nga wax bi. waaw alors am na ñuy dee ci seen biir kër. dafa dem ba ne kenn gisu leen wala kenn déggu leen kenn xamul lan moo leen rey maanaam dem na ba dénoncé ni léegi feebar bi installé wu na fépp. ci bureau yeeg ci administration beeg ci supermarché yeeg fépp moom noonu la ko jàngatee léegi lan nga siy dégg da nga siy dégg ni kon dafay mel ni dañuy dellu ci li suñu xalif ba Serigne Babacar Sy Mansour doon wax ci jamono bu yàggul fan yee ñu génn na nguur gi wax sénégalais yi dëgg bi dégg nga wax bi kon tey toll nañ foo xamante ni am na lu lëndëm suñu bopp lu leeru loo xamante ni am na ñenn ñu nekk ci biir secteur bi ñu koy dénoncer léegi nag dañ leen war a bàyyi xel d'accord dañ leen war a déglu d'accord ku si nekk nga jël sa matukaay mais on se rend compte que on est en face d'une situation qu'on ne contrôle plus que l'État du Sénégal ne semble plus contrôler après ñoom nag ils auront toujours la réponse bu ñuy jox tous les jours on aura Covid chaque jour ñu koy génneel 10 heures ñu jox ñu déclaration bi xam naa léegi du tardé bu ñu ko joxee après mu nekk benn léegi c'est devenu sax benn façade rek ñu koy déglu rek ku ne dem sachant aussi que yeneen feebar yu bëree ñu ngay rey te yooyu yëpp plateau bi permettre ñu saafaral ko donc lan mooy pexe léegi asma bi pexe mooy def le minimum moom docteur Corinne Tchania boobu dafa dem ba ne defoon par exemple possibilité wu ut benn fenn fu ñuy fajee nit ñi nga xamante ñoo nekk ci 3e âge bi mu nekk lu rapide moo gënoon idéal moo gënoon idoine que par exemple ñuy xëy rek ne ci corona bi nii te amuñ ci presque solution maanaam on laisse les gens comme ça amul lu bees lu leen servir donc nguuru Sénégal encore une fois de plus la ñuy joxoñ tuuma ne léegi question de priorité bi docteur bi dénoncé mooy seen problème après ils nous donneront une réponse est-ce que ñu ngi ci ou pas malheureusement xasma yàlla ils n'y sont pas du tout ils ont tout faux. donc maanaam tey bërëtu coronavirus daf leen yóbbu te ñeneen feebar yi dafa mel ni dañ ko xaw fàtte ndaxte mesures yi ci war a ànd pour toppatoo ñooñu le amu ci. prévoir uñu ko moom le professeur Tchania daal di dénoncé dem na sax ba ne nan ngay nekk ci situation bu mel ni au lieu ñu nekkoon ci priorité bi dans le domaine sanitaire et autres on s'est retrouvé à parler de terre de voilà donc ñi nekk ci biir secteur bi sax léegi am nañu leen metti bay dénoncer foofu et xamal yi lan lay nuru benn genre lâcher prise kon lâcher prise mi ngi tàmbalee ci ñoom
kon nag docteur Corinne Thiagna lii ay kàddoom la constat am la itam kon bu dee nguur gi ñoom ñoo ngi ci. ñu wax ñu xam. bu ko defee ndax ñun ñi ay suñu ay maam suñu ay pap yi nga xamante ni dañu nekk ay nit yu âgé aussi ay yeneen feebar yi fi nekk itam te mu urgent war nañoo mën a édifier par rapport à loolu ñu itam ñu xam. Alors sécurité publique on parlera le port a confirmé les 3050 tonnes. Et le ministère de l'environnement ne voudrait pas de déplacement vers Diamniadio. exact loolu lañ ñu wax tey ñu xëyee port bi leeral na xam la ne effectivement loolu am na mu ngi fi wante wax nañ borom entrepôt ba ñuy wax ne malien la mu gàddu ay bagages am dem nu mu gën a gaawee mais xasma y a un problème. Quel problème. malien yi dañoo tëj seen frontière. dégg nga wax. kon léegi journal l'Observateur su ko bindul woon démb. port du wax kenn du leen dégg ñun dañuy toog rek dañuy xëy rek. bëri nañu bum maar day kàll. yàlla na ci yàlla musal. yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nañu yàlla musal yàlla na yàlla sàmm Sénégal ba yooyu yëpp duñ ko dund liñ ciy ragal wante am na leen lu si positif.